out. You know, the jinn is trying to jump from the wall. You see, that's why we're trying to have security guards. She was trying to suicide. She was trying to kill herself. You see this very scene. That's what is happening here. That's why the Marabout Thierno Moulé Sow is taking security guards. Donc vous voyez ce qui se passe. La fille essaie tout simplement de sauter du toit. Donc parce qu'elle est possédée par un djinn qui la pousse à se suicider. Vous voyez, c'est pourquoi le marabout prend des agents de sécurité. Donc c'est tout simplement ça. Parce qu'elle allait tout simplement sauter du toit et vraiment se tuer. C'est vraiment incroyable ce qui se passe au moment où l'on part. Alors donc vous voyez cette fille qui est vraiment possédée par un djinn. Elle essaie tout simplement de sauter du toit. Elle fait tout donc pour sauter du toit. Elle dit que vraiment les djinns sont en train de venir. C'est pourquoi le marabout prend des agents de sécurité tout simplement pour empêcher à certaines personnes possédées par des djinns de se suicider. Vous voyez, elle est vraiment forte parce qu'elle est possédée par un djinn. Elle est même tenue par deux hommes, mais elle arrive à se débarrasser d'elle. Donc elle est vraiment forte. Vous voyez ce qui se passe. Donc une fille qui est possédée par un djinn extrêmement forte, vraiment qui essaie de tout faire pour se débarrasser de l'homme. Vous voyez ce qui se passe. Une scène vraiment incroyable. Donc une personne, une femme possédée par un djinn qui a une force extraordinaire. Donc, vous voyez. C'est pourquoi le marabout a toujours l'ambition de prendre des agents de sécurité pour tout simplement sécuriser les personnes possédées par des djinns. Parce que cette femme-là allait tout simplement se suicider. She was going to suicide. That's why the Marabout Thierno Moulé Sow is taking, security guards so as to master the persons that are hypnotized by jinns. You see, that's why we're having security guards here. 4 security guards, just as to, that's it. Parce que le djinn voulait tout simplement tuer la femme, voulait tout simplement tuer la fille. Donc the jinn was trying to kill the woman. That's why the marabout is having security guards to avoid this kind of situation. Because the woman was trying to kill herself because she was hypnotized by a jinn. And, she was just trying to jump over the roof, to jump over the wall and kill herself. You see what is happening now. You see. Donc vous voyez. Alors. Alors, vous voyez, si on la laisse, elle risque vraiment de sauter du toit et se suicider. Vous voyez, elle dit qu'elle voit des djinns. Elle dit tout simplement qu'elle voit des djinns. Donc vous voyez, elle veut sauter du mur. Ce qui est incroyable. Comment peut-elle sauter du mur? Parce qu'elle est possédée par des djinns. Vous voyez. Donc, vous pouvez voir cette scène extraordinaire. La femme, donc la fille, essaie de sauter du toit, essaie de sauter du mur, tout simplement pour se suicider, parce qu'elle est possédée par des djinns. Les djinns, vraiment, qui la poussent à se suicider. C'est pourquoi on a des agents de sécurité, donc des femmes qui veulent se suicider, parce qu'elles sont possédées tout simplement par des djinns. Donc, elle dit qu'elle voit des djinns et elle veut les rejoindre. Donc, parce que le djinn, vraiment, est en train de posséder la femme, de posséder la fille, et vraiment veulent tout simplement la pousser à se suicider. You see then what is happening? This woman is trying to jump from the wall to kill herself because she is hypnotized, she is taken by jinns, just pushing her to suicide. pour nit ñi comprendre Sénégal ak ñu ngi xam liggéey bi def liggéey bu am solo la dañuy sauver on est des sauveurs de la vie tey kii bu fi ñëwuloon mën na dee parce que dafay nar a tëb xaru mu dee xale bi dee jinne bi rocceeku ci moom gis ngeen tenté na ko ñeenti yoon pour xaru pour xale bi dee moom mu sauver dégg nga xam nga bu tëbee nit ki mooy dee jinne bi rocceeku taxaw fe gis ngeen léegi bàyyi leen ngeen xool ba xam fu mu jëm gis nga dafa am doole bàyyi ma yow gis nga yow lan ngay jaay yow kii dafa xam dara yow gis ngeen bu la jëndoon defaan xamul dara mu ne waaw yow fi gis ki aw téye ko bu mu téye ko Jóob bu mu jàll xëcc na ñëw na jàll dafa xam dara dañ koy jëndoon defaan mu ne mën nañ jël kii bu ma xool leen nee na xaw ma dara xool leen
doom dee na sama benn doom dara du yow. nee na benn doomam dee na. bay ma. gis ngeen kan nga ne xamul dara koo ne xamul dara kan la àndal mu àndal waa ñëw leen ñu wax pour ñu faj ko sinon jinne bi da koy rey gis ngeen ah gis ngeen ah di tëb bu tëbee jinne bi roo ci dem taxaw fee moom mu dee. yaa mën a rey sama benn doom. waaw yaa rey sama benn doom. waaw. dinaa rey tey. nga ne. dinaa rey. dinaa ko dama andi sama doom ko nga rey fële. dama nga andi ko nga ñëw. dama nga andi ko. kenn mënu des foofu. dinaa dama récupérer ko. mënoo rey sama doom yi yëpp. man ma desee man kese. mënoo rey yëpp. dama ko force. xale yi ñoom bu ñu jox la force yàlla nga rey. ci ngeen lii xam ngeen ne lii gis ngeen an hombo oh ko jinne kii jinne la xool nu may xoole ñemewu ma xool kii jinne la gis ngeen yéen xanaa amoo leen beneen yére wala mbokk yi gis ngeen doomu jinneem bi moo dee moo daanu dafa naroon rey kii la naroon sacrifice mu dee mu ne ñëw naa kër Thierno Moule am na ku dee foofu fekk na jinne bi moo tëb bu ko defee day rocceeku bu nee nii jinne bi danaan nii nit ki daanu dee gis ngeen liggéey bi dafa garaaw kenn mënuñu fay kenn amuñ suñu ax maa ngi ni añaguma ba tey liggéey bi dafa métti gis ngeen lii dafa métti expliquer anglais ak français. Okay. Alors donc vous voyez la femme, elle voulait tout simplement se suicider, elle voulait sauter du mur pour se suicider parce qu'elle est possédée tout simplement par un djinn qui la pousse à se suicider. Vous voyez, elle a même expliqué au marabout qu'il vient de tuer sa fille. Donc c'est un djinn vraiment qui est une femme qui a beaucoup de filles et vraiment l'une des filles a été tuée par le marabout. Vous voyez donc ce qui se passe. Donc c'est pourquoi le marabout prend des agents de sécurité pour empêcher du moins aux personnes possédées de se suicider. Vraiment parce qu'elles sont possédées par des djinns. Les djinns vraiment qui les poussent tout simplement à se suicider. So you see what is happening in this very house. You see this very lady, she was trying to jump from the wall so as to kill herself. That's why the Marabout Thierno Moulé Sow, the king of the kings, the Khalif general of the jinns is always trying to have security guards so as to prevent this kind of person from killing themselves. You see, the jinn is even saying to Thierno Moulé Sow that you killed one of my daughter, so I want to take her back, because I don't want you, to kill my daughters. You see then, the Marabout Thierno Moulé Sow explaining that if we let down this woman, she will be killed by the jinn, because the jinn is always pushing her, always, letting her jump from the walls and to kill herself. jinne bi da ngay dee rek ma des loolu la jinne bi bëgg dafa bëgg a rey xale bu jigéen bi. Okay. So the jinn is trying just to kill the daughter and to get out from her body. Donc le djinn qui essaie tout simplement de tuer la fille, qui la pousse tout simplement à se suicider parce que vraiment il veut la tuer et maintenant pouvoir bénéficier de son sang. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Donc vous voyez, donc si on essaie de vous montrer la scène, donc la fille tout simplement voulait sauter du mur, donc vous voyez. Donc elle a tenté ça 4 fois, elle voulait sauter du mur. Et elle voulait vraiment sauter du mur et se suicider. Mais donc heureusement,
le marabout avait des agents de sécurité, donc comme Diop, ainsi de suite, les Moussafa, ainsi de suite, donc qui ont tous fait pour empêcher à la fille donc, de sauter du mur et de se suicider. Donc c'est vraiment incroyable ce qui se passe ici. So special what is happening here. You know, the daughter was trying, you know, she's seeing blood. Donc elle voit du sang. D'accord. Elle voit du sang. Elle ne veut que se suicider. Elle parle de son enfant. Elle dit ça, madame, qui signifie tout simplement ma fille, ma fille. Donc elle refuse de regarder le marabout parce qu'elle est possédée par un djinn qui l'empêche vraiment de regarder le marabout. Alors, you see, yes, the daughter, you know, refusing to look at the marabout because, you know, she is hypnotized by a jinn and the jinn is afraid of the marabout. You see what is happening now. It is really incredible, really special what is happening here. That's why the marabout is always taking security guards so as, you know, to prevent the persons, this kind of persons, to get out from the wall and then to suicide. Alors, donc le marabout demande à ses accompagnants de venir, donc pour qu'on puisse expliquer un peu la situation. Même qui c'est pas comme jinne la. Qui gis nga. Gis nga. Gis nga. Maanaam jinne bu indi nit la. Bu indi jinne. Ana la. Jinne bu indi jinne la xam nga jinne tamit ay seytaane lañ ci boppam ab jinne bu mag la gis ngeen ñu nu muy rafet gis ngeen ah ñu ngeen yaram lu muy ñammi gis ngeen ah jinne foofu fu naa ngi amul yow yow naa ngi dëgëral quoi pour bañ a feeñ day résister yow la kan Malo Rita ah Rita ah Rita Rita mooy lan Rita may mën a Dieng ah Rita may mën a Dieng sama tur la Rita may mun a jee waaw foo dëkk may dëkk Casamance xool ma ci bët lu tax na ngoo ma fixé nañ fixé ma mbokk yi gis ngeen ko kii ci boppam jinne la gis ngeen yaramam bi nu muy dawee gis ngeen day jéem a vivre day jéem a résister mais moom ci boppam jinne la yow kaay lan moo la indi suma kër kii laa andi kii kan sama cousine bi lu tax nga indi ko parce que démb dafa daan mu may naan ay yow laa rey si dafa daanu mu ne man la rey si mu ne yow la rey
ma ne ko yow naa la yóbbu ci sëriñ bi mu commencé di moom kan su ban sëriñ Thierno Moule moom laa ko njëkk wax mu daal di dugg ci néeg bi daanu mu daanu waaw mu daanoo sama rakk bi mu ne ma sa cousine bi daanu na ma daw ak sama mag bi moo toog ci kawam après ça mu waaw après sa mag ba mu toogee ci kawam après ça fekk mu yore benn parce que am na benn temps dañ ko yóbboon ci pasteur mu daanu foofu mais après kiiwaatul léegi dem ba mu daanoo ñu jël benn bi ñu sotti ko mu yuuxu mais après ça kiiwul bàyyiwul mu am benn garab bu benn mère joxoon ma ko koy sotti muy yuuxu après ça ma ne ko yow mu jékki-jékki génnul ma ne ko yow suba foo ma yóbbu la ci sëriñ bi ci Thierno Moule rek ma xool ko mu ne ma mu naan bu ma xool sa bët yi dafa saf foo may yóbbu bu ma yóbbu ñi naan boo ko yóbbu. bu nga Thierno Moule. waaw. mu ne la bul ko xool. waaw sa bët yi dafa saf. waaw ma ne ko lu tax mu saf mu ne ma bu ma yóbbu foofu après ça ñu naan boo ko yóbbu dañ koy rey du egg bu eggi foofu dañ koy rey. nee naa ñu ko doon topp. waaw après ça muy cité ñu ko kii après ça ba ci yàgg jugul ma ne ko xaaral ma ëpp la mu ne ma yow man ma ñëw ray si la nga may ëpp ma ne ko man mënuloo ma dara waaw ma ne ko man mënuloo ma dara man yow yaa ma da ngay ñëw ma woo la juste pour ma yóbbu la ci sëriñ bi mu jàppale la nga tekki suba nga jàppale sa yaay ak sa waaj mu ne kii du mus a tekki ndax maama moo ko yebal waaw. maama moo ko yebal. waaw sur le mois. d'accord mais mës ngeen ñëw fii. jamais. ok ay vidéo sëñ bi rek ngeen doon seetaan. man vidéo bi laa ko gis rek mais franchement nag man chrétien la mais dama ko fonk depuis bi ma commencé seetaan c'est laa ko fonk sama sœur bi nekk foofu sa papa dafa may naan dema ba may wax affaire indi kii mu ne ma yow dama xam lu tax nga gëm seen Thierno Moule ba ëpp suñu yàlla bi Jésus Christ ma ne ko loolu c'est juste yàlla moo koy def nit da nga ko gis nga bëgg ko mu ne ma doo dem ci église bi ñu ñaanal leen moo gën ma ne ko dew ma foofu fële lañ ko yóbbu kii sax mu ngi doon naan demuñu foofu fële la ñuy dem. sëñ bi dégg nga li mu wax nee na moom chrétien la seen maam da leen doon pousser pour ñu dem ci église bi ñu ñaanal leen waaye nee na ñoom dañ laa gëm ci zahir ak ci baatin ñoom ay chrétien lañ mais dañ laa gëm moo tax ñu ñëw fi. nee na kii musulman la waaye moom pour ñëw bi mu ne moom ñëwul ma ne ko par force nga dem par force. ne ko seen kilifa Abbé Jacques Seck man maa ko boo gisee mu dund tey yàlla ak man la ndax dañ ko naroon rek Abbé Jacques Seck xam nga ko abbé peut-être moo nekkoon abbé bu Dakar moo ngi fi photo ma ngi fi sax te muy tari ay saaru alxuraan ak yooyu seen abbé le grand Abbé Jacques waaw Seck moo waroon toog seen kii bi nu mu tudd cardinal wala waaw abbé moom mooy def débat yi di wax di tari ay saaru alxuraan ak ay hadiis gaay fexeel ko dañ ko naroon rey moo waroon nekk cardinal maa ko jàppale laajuma ko 1 franc ma def ko addi yéen ngeen salaa salaam photo ma ngi fii ak sëñ bi waaw kaay ci kër gi day baax ñu wane ko macha allah abbé ngi nii sëñ baa ngi nii le grand Abbé Jacques Seck moo nekk nii lii jamono yi ma nekkee si Kambaaw la moom moo waroon toog seen cardinal gars yi liggéey ko ba yóbbu xelam macha allah kii de même fitre de mémoire ba pare xeex ko ay xeexu saytaane abbé sonn ñëw na sama kër ñetti yoon si Kambaaw gisuma suma frère bi mu ne ma kii kilifa la ci chrétien yi quatrième jour bi laa ko dalal seetal ko ma wax ko li ko dal yëpp mu ne ma dëgg la ma jàppale ko faj ko ñaanal ko lumière dafa vide waaw mais vas-y leer na macha allah li ñu filmé moo bari nag moo tax waaw léegi nag ma ñaanal ko ne ko incha allah dinaa la ñaanal ngir suñu borom addi yonente bi non ku baax la tamit parce que ba loolu passé ba ma ko fajee ñetti fan abbé dafa jëloon taxi ñëw sama kër
ba muy ñibbi dafa dox plus de 1 kilomètre daf ko dox ba mu toog ñetti fan mu indil ma dàmba keccax mu ñëw félicité ma gërëm ma kontaan ci man ba pare di ma boole ak ay nit macha allah te addi yonente bi laa ko defal kilifa la gis nga man maa toog ni kon lu yàgg dëgg la liggéey bi yàgg naa ci bu demee ba ñii di ñëw ci yow nga leen di dimbali am na lu fi ne te kii kilifa la kii du toogal kenn ci suuf man kese la toogal ci suuf amul kenn ku mus a toogal ci suuf fekkee na jamono ñoom maam Abdou Aziz si kilifa yu mag yëpp mais du toog ci suuf kii du toogal kenn ku dul man loolu nag du man suñu borom la waaw kii du toogal kenn ci suuf ku dul man loolu nag yàlla la c'est Dieu c'est pas moi waaw loolu suñu borom la ban heure moo jot foofu 10 heures gis ngeen mbokk yi ba tey añaguma mais boo moytul dinaa yabal suma añ bi ñëw direct ma añ direct ñëpp gis xam heure bi may añ tey gis ba nii añaguma dinaa woote kër ga ma ne nañu préparer añ bi jànk yi indi ko ma teg fii bool bi añ ci kanamu ñëpp ñu xam ne Thierno heure bi lay añ loolu tamit fem bu bees la xaaral ma woo madame ma ne ko na préparer añ bi yow sécurité am sécurité bu dem ànd ak jànk yi ngeen ñëw indi ma sama añ ma añ direct ñëpp gis xaaral ma woo madame ne ko na préparer tibbal ma añ bu ko defee am du Ablaye moo ngi foofu waaw ma wax Ablaye mu ànd ak jànk yi ñu indil ma añ bi xaaral ma ñëw. waaw mbokku jullit yi mbokku taalibe yi maa ngi en direct silence macha allah reer bi léegi mu pare seen reer bi léegi mu pare macaroni ak yàpp n'est-ce pas loolu la Alseyni mooy reer bi fii waaw reer bi léegi mu pare añ ngeen man nag añaguma su ma añ léegi lay doog a ñëw voyez fi ban heure moo jot dama ko daan wone ñu naan sëriñ bi lu muy def nii nangam gis ngeen ñoo ngi ci 23h16 añ baa ngi ni añ tey sax teel naa añ parce que dama wax ñu indi ko lii dafa baax ngeen xam sànq li ma fi nekkoon yëpp di yëngal ak jinne yi boobu añaguma waaye añ bi ñëw na gis ngeen añu xalif général des jinne Thierno Moule Sow le king of the king gis ngeen heure bi gis ngeen 23h15 23h17 heure bi laay añ kon nag nañu def ndànk ñu dimbalante tey bu doon beneen sëriñ la day taal otom rek dem yoonam ne leen à demain waaye fas yéene naa jël leen yéen ñëpp kon nañu def ndànk parce que li ñu fi tardel jinne yi la jinne yi nag bu ñu daanoo foog nga jëflante ak ñoom kon foog ngeen am patient boo leen maree naan ñu jox leen ndox yi sedd reer baa ngi ñëw ngeen firi happy toilette yi set na ngeen def comme seen kër macha allah. explique ko ci anglais. Okay, so you see, the very time exactly it is, 11, quarter past 11, p.m. Because, the Marabout Thierno Moule Sow is not having time to have his, lunch on time. He is only having his lunch at 11 o'clock, you see, 11 p.m. Because he is always helping people. He's always working for other people, always trying to get out, to make out the jinns that are hypnotizing human beings. That's why he's taking his lunch late in the night, you see. So Thierno Moule Sow is only here, to help people, to help human beings, the king of the kings, the Khalif General of the jinns. MashaAllah. Kon kalen ay
mooy lan mooy rey xale bi jinne bi loolu mooy politique am maanaam rey xale bi mu dee léegi nag balaa mu koy rey sama biir kër na mbokka mi ñëw ñu wax moo gën parce que mënuñu garder noonu rek n'est-ce pas kii léegi laa ko ne Alseyni fexeel dugaloon mbokka mi ñu ñëw instant bi jinne bi rey ko rek la bëgg xam nga bu sotee fii day dee ah xaw na sori gis nga xoola yére sécurité bi xoola filmé li xoola yére bi gis ngeen xam nga lii coono la liggéey bi du caaxaan gis ngeen lan laa la wax léegi nga ne ma dugal ko parce que kala bi ginnaaw dafa bugg a rey kala nga waxal ak ñoom dana waaw ci kanamu kii laa ko wax dama ne kii bu génnee rek nañ ko dugal gis nga ci saa si ah sànq ma nga gars yi dafa bëgg a nasaay. léegi nag ñoom mbokkam bi ñëw ñu wax ak moom wóorul fii doo fa reyee doomu jàmbur ah waaw ñëw leen yéen a gis ni yéen ay mbokkam yow militaire nga mbokk yi gis nga kii militaire la ñoom ñoo ànd ak moom léegi nañ ñëw ñu wax ak moom fii militaire yoo gendarme yoo colonel yoo lieutenant yoo ñëppay ñëw fii ministre ñëpp ñooy ñëw ñëpp ñooy am soxla ci Thierno Moule parce que lii du seen domaine lii bu leen dalee foog ñu ñëw ci man mu mun leen jàppale instant bi ray kii rek la bëgg waaw léegi nañ ñëw ñu wax ak ñoom yéen seere leen waaw sinon rek dañ tëb de waaye fii direct la gis ngeen filmé leen gis nga wala daf ko bëgg a fàtt nii sax daf ko bëgg a ray sax daf ko bëgg a ray nii daf ko bëgg a ray daf ko bëgg a ray nii sax gis ngeen nooy bi la fàtt indil man kii daf ko bëgg a ray nii gisoo nii la def pour ray ko nii dafa soxor de ah daf ko bëgg a ray nii sax du gis ngeen ah dafa fàtt nooyam bëgg ko ray il est grave daf ko bëgg a ray nii ah waaye bi daf ko bëgg a ray nii maa ngi wax mu naan ko pour ray daf ko bëgg a ray daf ko bëgg a ray bu ñu bàyyee rek mu ray soo ma defal ko bëgg a ray léegi fii nooy bi la nekk nooy bi la téye kii jinne bu bon la mbokk yi boo leen gisee lii jinne bi moo nar a rey xale bi suñu ko bàyyee mu faat ko mu rey ko leen ba muy jóge seen kër lan la waxoon mu ne su ma ko andee fii daf koy rey. non nee nga ma dafay rey xaw ma lan foofu lu mu wax kër ga waaw sànq li nga wax fi lu mu wax non kër ga dafa ma ne su ma ko andee daf koy rey. waaw comme c'est pas la peine ma koy andi ndax su ma ko andee forcé daf koy rey. nee na daf koy rey dégg ngeen moom dafa jël intention pour rey xale bu jigéen bakkan rek gis ngeen lii dafa garaaw kaay ni nga jël ko maas kuura maas gis ngeen nu mu amee doole maas 10 000 volts 100 000 volts maas kuura maas 10 000 volts 100 000 volts kuura kur maas du dafa soxor il est assassin maas kum kang maas 10 000 volts kii gëmuma woon kii laa doon wax sànq gëmuma bëgguma moo ngi ni mooy jëkkëru kii anam kii la waaye fii tey de moo ngi toog kii bëgguma gëmuma moo ngi toog de moo ngi nii toog bëgguma gëmuma tey de moo ngi toog di xool maa bañ sax li ma waxoon sànq génnaat naa ci waaw
damay siisu comme ñëpp waaw. kii ku soxor la jinne bu iñaan la dafa bëgg a rey nit. dama bëgg jinne ngeen jeewal ma ko. ana Mouhamadul Moustapha Mouhamadul bismillah. ana Thierno So Hamza Moule Thierno So Hamza Moule Mouhamadul Moustapha Ahouda Sakir ñetti ponkal laa woo d'abord ñu ñëw. Thierno So Mouhamadul Moustapha Hamza Moule ana suma turandoo Jean Moule dama bëgg ngeen yeewal leen ma ko. Jean Moule jina Jean Moule jina yeew leen ko yeew leen ñaari tànk yi yeew leen ñaari tànk yi yeew leen gis nga ah gis ngeen ay moom ray yeew leen ko jinne xaqeemu xaw nga yeew leen ma ko yeew leen loxo yi ray leen loxo yi ñaari loxo yi ray leen ñaari loxo yi ray leen ñaari loxo yi ray leen ñaari loxo yi ma soxal wala leen ko yéen a ko gën a ñaan gën ko soxal gën ko hypocrite ñaari loxo yi na dee ñaari loxo yi na mel ni glace ray leen ma loxo ñaari loxo yi na mel ni glace ñaari loxo yi na mel ni glace na wàcc suuf bës leen ko na wàcc bës leen ko na wàcc bës leen ko na wàcc na wàcc ñii dañu sonn sécurité wan leen ko ñu iñaan action wan leen ko iñaan action bu ma leen ne kurfay bula dama bëgg ngeen toroxal ko jinne yi dumal leen ma ko toroxal leen ma ko ngeen ko xam nga ne lii dafa garaaw ah xoolal Diop sonn na jàppale leen Diop depuis suba moo ngi ci Diop dafa sonn depuis suba moo ngi ak moom wallaay jógal waa ñaan voyal bi ah ko bëgg a jële àdduna daf ko bëgg a rey waaye nag doo deewee sama kër gi waaw fii kay doo fi deewee ñu naan kër Thierno la deewee jamais xam nga bu tëbee moom mun na tëbee loos ne dañoo soxor dañ lay rey mun na tëbee loos bu tëbee loos jinne bi rocceeku def nii nit ki daanu dee gis ngeen Mouhamadul Moustapha ñeenti ponkal laa bëgg a liggéeyloo ñeenti jinne Mouhamadul Moustapha bismillah Ahouda Sakir Mamadou Aliou Sow Hamza Moule suma turandoo Jean Moule dama bëgg ngeen duma ma ko ngeen c'est que nag jinne bu gis nga
gis nga ko tey leen ko jinne yi bu mu dem tey leen ko gis nga c'est que nag jinne bu am doole la aussi dafa am kattan dafa am doole ah fem ko ɗo jooɗo ay hane hay nok munoma nax man fii gis ngeen ko instant bi dafa bëgg a rey xale bu jigéen bi tee leen tànk yi Mouhamadul Moustapha lemal ma ñaari tànk yi ak sa doole Mouhamadul Moustapha lemal ñaari tànk yi gérer tànk yi Mouhamadul Moustapha tànk yi ngay gérer solul tànk yi nga lem ko Mouhamadul Moustapha lemal ma ñaari tànk yi rayaleen ma tànk yi na dee rayaleen ma tànk yi galaasaleel ma tànk yi siditu tànk yi dama ne ngeen daggal ma siditu tànk yi moom jinne bi waxuma nit de jinne bi siditu tànk yi ngeen dagg ko te pit siditu tànk yi moom jinne bi kii salopard la c'est un assassin voyez-vous ñi la gën a iñaan ñoo fi ne gis ngeen soxoroo de Hamza Moulé na wàcc Hamza Moulé na laalaat suuf Hamza Moulé na laal suuf gis nga moo ngi instant bi moo ngi jàkkaarloog jinne yi Hamza Moulé na laal suuf ca yow loo may xoole yow sa bopp jinne nga te nee naa ñoom ñaar ñëpp ay jinne lañu day sàcc di ma def nii di ma fixé ay bëtam kii militaire la de gis ngeen soldaar nga kaay jéem ci dara fii homme de tenue doxalul fii de fii Thierno Moule Sow mooy doxal fii c'est moi le roi le khalife général des jinne fii amul affaire de homme de tenue de voyez-vous fii c'est moi qui commande ici c'est moi le maître du terrain ici y en a pas de homme de tenue c'est moi qui commande voyez-vous samay taalibe su may soldat ñoom laay liggéeyloo c'est mes soldats qui travaillent ça c'est mes soldats qui torturent ça voyez-vous su may soldats yi gis nga ñeenti ponkal laa woo ñeenti ponkal laa woo gis ngeen salopard la dafa bëgg a rey xale bi fii nag moom wax dëgg yàlla doo fi rey kenn gis nga jinne yi torturé le jinne torturé gis nga mooy def ay affaire am ay baatinam ay xarfa fuufam gis nga mooy def ay xarfa fuufam mooy def ay baatinam ay xarfa fuufam voyez-vous Mamadou Ali Sow Ahouta Shakir Mamadou Ali Sow jinna frappé jinna dumal leen ma ko frappé buna nee na day xeex buna Hamza Moulé Thierno Sow Hamza Moulé laxasu ko Hamza Moulé laxasu ko wañaaro ko laxasul Hamza Moulé gis ngeen dafa am doole Hamza Moulé jinna Hamza Zammoulé jinna Sangomar bi Zammoulé nooju ko Zammoulé jinna suma turandoo suma tooma Zammoulé nooju ko gis ngeen bandi la gis ngeen nu muy jéem a xeex gis ngeen loxoy Zammoulé jinna Jean attaqué borom yërey xonk yi ana yërey xonk yi jinna attaqué jinna attaqué vip vap buna jaxase
10 000 volts masse courant géej gi 10 000 milliards jinne 10 000 milliards jinne 10 000 milliards jinne 10 000 milliards jinne attaqué jinne xoj noor xoj 10 000 milliards jinne voyez-vous 10 000 milliards jinne gis ngeen gis ngeen ko filmel gis ngeen ko nu muy jàpp ak sécurité yi voyez-vous gis ngeen ko na kii téye leen na wàcc gis ngeen jinne bi yow la kan te kii yow la kan c'est kii yow la lan nga yow lan nga waaw kan maamam yow noo tudd waxal noo tudd noo tudd yow noo tudd lu mu wax noo tudd Ela yow lan nga ana joolaay sa mbokk joolaa la lii fi sax lañu dal moom nee na joolaa la jinne bi joolaa la kan moo la ko joxoon maamam yow lan nga man joolaa la yow nit nga wala jinne nga wala lan nga filmel waxal yow lan nga waaw waxal su ma la waxee doo jóg fii nga ne su ma la waxee waaw doo jóg fii lu tax du ma fi jóg sama mbokk yi ñu ngi fii sa mbokk yaa ngi fan fii fan fii saal bi ñan ñooy sa mbokk waa aussi waaw yéen waa aussi nga waaw waxal ñu fi fees del dañ fi fees del waaw lan moo tax ñu fees fi del jox ma doole rek jox la doole waaw maak yow mais doole bi ñu la mën a jox instant bi jëruñu la dara bu dee sa mbokk yi ñoo lay jox doole ñun instant bi tër nañ la de dinañ xool dinañ xool yow ñu nag yow ko ëpp doole lu nga ne dinañ xool déedéet doy na dinaa la wax yëpp ma la joolaane Casamance tundu Casamance yëpp Fadila bi tundu Casamance yëpp bu ma seen morom kon nag bu fi joolaay toogee sax yëngalu ma waaw xalif général léegi booy la ma jóg ba wax ne bu gën a dee bi Casamance yëpp ñu daje woon ma taxaw booy ma yow dinaa wax ak moom aj yéen may sama loxo ay tundu joolaay buñ fi nekkee Casamance yëpp bu ñu taxawoon mënuñ ci man dara anaan ma ay nangam salopard waaw dina wax fii la xalif général moo fi nekk Thierno Moule Sow ici y en a pas de Joola de min komi pullo ɓi pullo a faami ici y en a pas de Joola c'est moi mu naan gars yi ñoo ko may doole nga may doole na jóg léegi sa mbokk yi nañ la may doole ma tër la man kese nañ jógal nañ la sol doole ma tër la bu dee yow lañ yónni yow de tër naa la
ñoom te duñu yow rek ku jaaxle nga ñëw ku jaaxle nga ñëw ku jaaxle nga ñëw de ñëpp a ñëw